jërëjëf Fati xibaar yi ñu tàmbalee ko ak docteur Babacar Diop mi nekk président des forces démocratiques du Sénégal FDS moom nag dañu ko convoqué tey jii ca siège bu OFNAC convocation boobu nag mi ngi jip ginnaaw bi mu déposé plainte boo xamee ni contre Mansour Faye la ministre du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale Demba Diop Sy ak nekk député ak kii di homme d'affaires bi di Rayane Hachem mu leen di jiiñ nag mbiru fraude ak corruption moom sax docteur Babacar Diop dina janook taskatu xibaar yi su fa jógee ci 10 heures lay am ay kër tamit yu nekkaat ci biir ndox mi lu ni mel nañu nemmeeku fële ca Parcelles Assainies unité 15 ginnaaw taw yu métti yi nga xam ni moom moo am démb ci Ndakaaru ba tax moto pompe yi ak brigade sapeur pompier dem fa ngir rek wàllu askan wi ñu teewlu ci reportage bi Aminata Mbaye Sow ak Ahmadou Ba. unité 15 bu Parcelles Assainies la ñu nekk ndox mi fees dell ci mbedd yi la. taw bi moom fépp la du parcelle rek métti na bëri na parcelle bëri na Cambérène soo xoolee bëri na yàqu-yàqu nag comme li ma leen wax sànq si unité 15 boo xoolee fa la ñu nekk nii am na ay dégâts am na kër yu bëri yoo xam ne seen matériel yàqu na. taw mi nga xam ni daanu na ci capitale bu Sénégal démb daal dinay lor famille yu bëri ci unité 15 bu Parcelles Assainies. bu dem ba tey nelaw ñu dem day ina ba léegi ñu ngi ni sama rakk bagage yëpp yàqu na yëpp moo teg ni jëkkër ji sonn nañu tay nañu anet lépp a yàqu depuis ina ba tey ñu ngi fi ci ndox bi kenn ndekkul kenn añu kenn reerul sonn nañ def barke Serigne Bamba dañu sonn dañuy taay ci ndox bi. démb depuis 1 heure du matin ba léegi kenn nelawul xale yi waroon defi examen waroon defi bac xale yi kenn nelawul noonu la ñu xoolee ba fajar gi ñu xuus dem defi seen examen. ndox bi nag dafa jaxasoog eaux usées yi ak ndoxu taw yi moo mélangé wu dugg ci biir kër gi pratiquement tooyal na sunu armoire yeeg yére yeeg pratiquement li mu laal daal bari na quoi bari na depuis 3 heures du matin ba léegi nelawuma. monté ci bërëb boobule am na station d'évacuation d'eau buñ fa taxawal waaye daanaka mënul dara ci ndox mi le chaque année bu wisee sax fii day taa ndax kenn dafa nekk ci cuvette boo xamante ne ndox yi jógee HLM Grand Yoff ndox yi jógee unité 16 19 yëpp fii lay dajaloo ci buntu station bi. bind nañu ONAS bind nañu préfet bind nañu maire fu nekk dugg nañ fa yuuxu nañu jooy nañu def nañu lu ne. bu weesoo unité 15 unité 7 Parcelles Assainies tamit ndox mi bëri na fa ca Cambérène nag am na ko fa ñàkk bakkanam ci taw mi le waa brigade des sapeurs pompiers daan di andi ay moto pompe ngir vider ndox mi le. maire ba di Moussa Sy nag demoon na seeti ñooñu nga xamee ni ñoom ñoo loru ci mbënd moomu Moussa Sy daal jàpp ni inondation yi nga xam ne dañ ko fay faral di nemmeeku li ko waral bokk na ci travaux yu Ageroute yi dañ koy teewlu ci micro Aminata Mbaye Sow ak Ahmadou Ba. at bu nekk bu tawee taw bu fort bi nii lay mel station ONAS moo nekk nii sama ndeyjoor miir bi nekk sama càmmoñ bi ma ko tabaxee ak léegi matagul ñaari weer. daaw moom moo daanu woon dugal ndox mi ci école bi ren beneen miir bi nekk beneen pegg bi moo daanu heureusement sax dañu naan alhamdulilah bi miir bi daanoo ndox mi dugg foofu parce que bu ndox mi dugaloon ci école bi kon kër yi kenn waxatu ko kër yëpp ay daanu mais boo demee ci kër yi suba ak léegi maag sama agent yi mat nañ ñeent fukk ñu ngi pompé kër yi mais li ñu mënul nangu mooy tali bu mag bii jaar fii muy viaduc bi moom moo ñu tere léegi ndox mi jéggi dem géej parce que defar nañ ko defar boo xam ne dafa kawe mais branché wuñu quartier yi dañu war a branché quartier yi unité 15 dañu ko war a branché Cambérène quartier l'Islam branché unité 23 HLM Grand Médine mais defuñu ko. voilà ci wàllu sax président de la République moom laaj na ministre bi nga xamee ni moom moo yor wàllu assainissement ak ndox mi mu jébal ko ab rapport bu détaillé ci ni nga xamee ni la ñu mettre en œuvre programme décennal bi nga xamee ni moom la ñu jagleeloon ngir xeex inondation ci période 2012 ba 2022 xibaar boobu nag mi ngi jibe démb ca conseil des ministres kii di Omar Boun Khatab Sylla moom la ñu jàpp ni moom mooy directeur général bu yes bu Dakar Dem Dikk ndogal li nag annoncé nañ ko démb ca conseil des ministres moom nag moo nekkoon directeur bu Grand Train du Sénégal SA mu fay wutu kii di maître Moussa Diop président alternative générationnelle bi nga xam ne jamono ji déggoon nañu ko muy àddu ci 3e mandat ba mu wax ne lu ni mel daal ab coup d'état la koy assimilé la
dañuy dem ca bitim réew ànd ceeg Modou Fall tàmbale ko ca Guinée foofu nag ku jega ma ngay woote rek ngir ñu fexe nu ñu baaree président Alpha Condé ngir bu mu amal candidature ci ñetteeli mandat. waaw Cheikh Tidiane Diaw ku jege ngay wagasu fagaru ngir jàmmarloo ki nga xam te ni moo di président Alpha Condé mi bëgg am ñetteeli mandat moom ki nga xamante ni rek moo di Sori Baro di njiit kon ci kujje gi yëkkati ay kaddu di sàkku kon ci mboolemu leaderu opposition bi rek nañu taxaw ngir nag jàmmarloog Alpha Condé mii ba nga xamante ni ñetteelu mandaam bi du jàll itam rek sàkku ci ñu xoolaat naka la liste électorale yi tëddee ñu déglu ko. Guinéens, Guinéens, chers compatriotes. Guinéens, compatriotes. tey jii nag ci sama qualité leader politique bu président Union Patriote bu démocratie ak développement maa ngi wokkoon mboolem leaderu opposition bi ci jëm gi ñu jëm ci élection présidentielle bu Guinée tey jii kon leer na naññ ci bopp ñëpp ni Alpha Condé dana déposer ñetteeli candidature am loolee nag kon tey amul dara luñ ci mën a def rek ngir mën koo tere loolu tax nag may sàkku ci ñun ñëpp nañu bañ dem élection ak moom di sàkku ci itam nañu bañ dem élection te xoolaatuñu li nga xamante ni moo di fichier électoral bi bañ li nga xamante ni mooy lépp loo xamante ni ay mbuxum la ci biir yëf yi nañu tàppe ci table bi sàkku ci mboolem opposant bu bëgg bokk ci liste yi ngir dem élection mën cee bokk. Il n'y a donc plus rien à attendre et c'est pourquoi. yokk ci rek ni Alpha Condé moomu lay sax moom daal dinay dëggal candidature am gannaaw nag rek bi mu doon dalal jigéen yi nga xam te ne dañoo am manifestation ngir jàppale ko soutenir ko ci ab visioconférence nag na jàkkaarloog ñoom ne yéen a sàkku ci man ma engagé wu naa Alpha Condé moomu lay mu ngi toll ci juróom-ñett fukki at ak ñaar tey ji kon nee na candidat la bi le pas mu doon ñetteelu yoon ba ca Guinée. ca Mali foofee CNSP di comité national pour le salut du peuple ñoom jamono ji nag ñu ngi defaru maanaam di tabb di amal ay nomination yooyu nomination nag ñëw ci jamono ji nga xam te ni président ba fa nekkoon démissionnaire te ñu daaneel ko itam di Ibrahima Boubacar Keïta dafa feebar ba ñu yóbbu ko l'hôpital leerali ak Alxasan Ba. teer yi nga xamante ni jël nañu réew mi ca Mali ñu ngi wéy di tabb ay nit ci tabb googu mën nañ cee lim ab conseil spécial njiitalu junte bi yor wàllum information ak communication muy Cheikh Omar Touré nekk itam ab consultant beneen civil bi ñu tabb muy docteur Youssouf Coulibaly nekk conseil spécial njiitalu junte bi yor wàllum affaire juridique ci côté militaire yi mën nañ cee lim général Souleymane Doucouré nekkoon njiitalu ki yor jamono ji kaddu junte bi ñu tabb ko secrétaire général ministère de la défense ab chef d'état-major général des armées bu yees itam tabb nañ ko muy général Oumar Diarra junte bi daal di andi ay coppite itam ci yenn ay poste clé ci l'armée bi ak ci renseignements généraux yi ci jamono jooju moom président ba woon di Ibrahima Boubacar Keïta mu ngi ca l'hôpital bu ñu sukkandikoo ci ay jegeñaaleem depuis talaata ci guddi nag lañ ko yóbbu ci benn clinique ca Bamako ñu ngi koy defal ay contrôle ak ay rajo IBK bu ñu sukkandikoo ci ay mbokkam mu toll ci juróom-ñaar fukki at ak juróom dafa amee li nga xamante ni moom mooy accident ischémique transitoire wante ci jamono ji nag mu ngi récupérer ay weer ci gannaaw demoon na ca Abu Dhabi nekk ca Émirats arabes unis foofule sax la defoon ab opération ci mi-août gi waroon na fa dellu ngir def contrôle médical wante nag demutoon ci ay bés yi ñu génn la ñu programmé woon voyage am ngir ay soins médicaux. ba jàppal ni rek kon mbooloo mu takku foofee ca Mali ñoo dem ca ambassade bu Côte d'Ivoire ngir rek ñaxtu nee nañu dindi embargo yi nga xam te ni teg nañ ko seen dëkk ndaxte loolee rek dafay xooj askan wi te askan wi nag bu fippoo seen liberté kenn daal mënu leen ci xoxatal te kenn mënu leen tënk. ci wàllu Navalny maanaam opposant russe bi nga xam te ni dañoo jàppoon ni dañ koo posone Allemagne daal dinay dëggal loolee moom nag indi na preuve bi ne kon dañ ko posone moo di neurotoxique type Novichok loolee gouvernement Allemagne bi xamle ko ni kii démb jeexale ca Italie ancien chef du gouvernement bi di Silvio Berlusconi moom nag dafa am wopp gi di coronavirus loolee média italien yi xamle ko mu toll ci juróom-ñett fukki at ak ñeent ñu daal di koy testé ñaari yoon mu am bile jàngoro waaye nag mu ngay wéyee liggéeyam ca résidence am ba nekk ca Arcore defe naa noonu la Cheikh Tidiane Diaw ñeemale fay xibaar yi biti réew yi. waaw jërëjëf Mamadou Fall Berlusconi nag moom xam naa jàmbaar la sportif la moo tax donte âge am sori na mais ma ngay tenir. parce que asymptomatique la ñu koy ñaanal rek mu teel a wér.
mu ngi noonu ak Neymar. ak Neymar waaw sànq yaa ngi koy junj sànq. un peu tumultueuse. Ouais, mais quand même, c'est un monsieur à part, excentrique, un élément hors du commun. Courtois moom nu mu mujjee. waaw moom tamit dégg naa moom jot na ci de. waaye moom la njëkk a dégg ni mu ngi yëfi ba pare mu ngi continuer di entraîner. waaw xam nga rek Abdoulaye virus bi moom instant bi dafa jaaxal nit ñi quoi moo tax li docteur France boobu waxoon. xaw ma rawul te la mu waxoon. ni feebar bi daal ci été bi dafa mel ni maladie bénigne la quoi. c'est vrai xam naa ni ma ngay contamination yi ma ngay bari mais taxul ni ñi am cas grave yi. demeewut noonu décès tamit demeewut noonu. donc corona bi daal ak ay mystère am daal kenn xamul. en tout cas merci beaucoup Cheikh Tidiane Modou Fall ci ñaareelu pàcc bi xabaar yi la ci wolof moo du ñu jox la dig daje ëllëg incha allah. ëllëg incha allah Fatou Dieng. à partir de 6h30. bu neexee yàlla di la masawaat encore une fois ci mbënd mi. di ñaan démb waaw xawoon na jafe xam nga rek. bu ndox wàccee itam rek nga mën a xuus ñëw. waaw noonu la xam nga yoonu Cambérène bi sax moo naqaree jàll. sur le plateau dépend de la pluie donc. les routes sont coupées. loolu sànni xeer la waaye. faut pas répondre à la provocation. loolu sànni xeer la defe naa démb ñu jaar démb téléspectateurs yi nemmeeku nañ ni du ma rek manqué ci plateau bi. bari na de ñun waa Pikine nag. waaw wàll nga ca des. mais ñiy jaar booru Cambérène yëpp ñun ñi fa jaar démb daj nañ dëgg ndaxte yoon yëpp dañ ko baare quand même. kon baax na mu ngi noonu Maodo Fall ñu koy jaajëfal Fall Ndaanaan Fall Aragon demain incha allah à partir de 6h30. incha allah ñu ànd ak moom ci beneen numéro muy la dernière de la semaine léegi nag dañuy jàll ci jàngatu Abdoulaye Cissé laata loolu ñu jéggalu ci li ci tali bi comme temps yi moom suñu oustaz dafa jox lenge yi Habib Faye Habib di biddanti loolu yëpp xam naa dinañ ko waxtaanee loolu du ma ci débat Chérif dafa mën a tooñ bàyyi leen ñu dem ci jàngat bi ak Abdoulaye Cissé